mbokk internet yi ñu ngi leen jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf ci seen ànd ak Dakar Animaux tey nag ñëwaat nañ ci docteur Babacar Gueye docteur Babacar Gueye duñ leen ko présenté parce que def nañ fi émission yu am solo yoo xamante ni internet yëpp apprécié nañ ko ñu ko ciy gërëm bu baax a baax docteur ñu ngi lay remercier encore ci sa temps bi nga xam ne joxaat nañu ko. waaw Babacar ñu ngi lay ziar di nuyu bu baax di nuyu sa mbokk internet yi bu baax a baax di leen remercier parce que tamit bu ñu continuer peut-être di defaat ay émission parce que ñoom ñoo tax. parce que peut-être ne am nañu ko apprécier donc ñooñu apprécier ko dinañ fexe tamit di leen gën a jox ay conseils ñi ko apprécier wul tamit nañ fexe tamit leen convaincre leen parce que ñu ñëw apprécier ko quoi. di les ziar bu baax si seet bi ngeen ñu seet si waat. d'accord ñu gis ne tabaski bi daanaka ay fan yu néew moo ci des sunu mbokki njóobeen ñi ñu bëree bëri ñu ngi koy préparé mais mu am problème bu ci am dañuy gis koo xamante ni day jënd benn xaru 60 000 ginnaaw jamono dafa metti mais day bëgg balaa tabaski jot mu nekk xaru 300 000 ndax loolu jàpp nga ne mën naa nekk. waaw jamono ji nag ñu ngi jëm si tabaski. te bu ñu jógee si tabaski moom daanaka mën naa ne borom kër yu bëri finne bi commencé na. donc ku si nekk da ngay bëgg am xar bu ngande quoi. donc te des fois poos bi mun na koo bañ a matale. donc am ñoo xam dañuy jënd xar tey bëgg xar bi léegi mu màgg te loolu mënul nekk. moo waral problème yu bëri di am tey jii ay accident di am ci côté boobu noonu ci préparation tabaski bi ñenn ñi dañuy bàyyi ba tabaski jege ñu perdre seen xar. parce que c'est une mauvaise gestion donc moo waral loolu. d'accord zone bi nga nekkee daanaka amul kenn koo xam ne xaram dina fi tawat te indiwu ko ci yow mu mel ni donc scénario yu mel noonu am nga yu bëree bëri yoo xam ne mën nga ñu si nettali c'est-à-dire ay accident yoo xam ne am na ci wàllum engraissement ci xar yi. waaw jamono ji nag am na ñoo xam ñu ngi indi seen xar mais yi nga xam moom la ñuy consulter lu bëri problème mu trouble métabolique la. donc problème mu diarrhée mooy entérite yeeg problème mu biir fër moom lañ ci ëpp lu ñuy indi fi ñu toll nii si xar yi. donc li ko waral rek c'est simple nit ñi dañoo jëndi xar donc xar yi ñu jënd nekkul ay xaru yar xaru coggal lañ jënd ji. donc ñu jënd jéeju ko ci àll bi andi ko wala soit ñi nekk ci àll bi ñoom ñoo dugal seen xar yi période bi ñu ngi ñëw donc dugal seen xar yi ndànk am ñoo xam ne jamono ji la ñuy jënd parce que prix bi fi ñu toll nii lay gën a moins cher que bu tabaski bi desee une semaine wala bu tabaski bi desee deux semaines prix yi ak jamono ji duñ bokk. donc ñi nga xamante ne dañoo jënd ay nag comme fii ak tabaski ay 4 semaines moo ci des ñoom dañu bëgg ci biir 4 semaines yi xar bi jugee ci 40 kilos dem ci 60 kilos wala xar bi rafet rond léegi nag dañuy engraisser xar bi bëgg dañuy yàkkamti lekk bi forcer ko benn lekk bi boo xamante ne tey jii xar bi day am problème digestion. waaw loolu mooy fi ñu toll nii nag problème boobu lañu jànkonteel fi ñu toll nii. mais loolu da ngay jàpp ne lu mënta nekk la ba ñoom à chaque fois ñi ci am ay problème wala mën naa nekk waaye ni ñu koy defee moo baaxul. mën naa nekk mais quand même pas ñu am benn poids bi quand même. pas xar bi mel nenn nii mais quand même boo ko jëndee tey d'ici ak tabaski bi non ak lu mu dee xar bi mën na changer ci diggante bi parce que chaque jour que jëfee xar bi am na loo xamante am na benn poids bu muy gagner par jour. am na benn poids bu muy gagner par jour chaque jour même ba ci ñun nit waaw am na benn poids bu ñu koy tuddee GMQ xar bi daf koy gagner chaque jour donc day varier en fonction alimentation xar bi parce que li xar bi di lekk. si lay def besoin d'entretien am bu paree si besoin d'entretien yi li des moom lay utiliser comme production soit production du lait wala soit mu def ko dépôt graisse wala dépôt viande donc loolu chaque jour moom xar bi da koy gagner en fonction ni mu alimenté kon saa bi ko mën a nekk quoi. d'accord si toutefois nit ki utiliser xëy na yenn affaire des fois ngis ko jël ripaas jël dugub jël mboq jël bele bi jaxase ba xar bi fër loolu est-ce que paj gi mën naa gaaw par exemple tey bu fekkoon xar bi fër na tey jii nga xam ne fii tabaski bi des xëy na matatul 30 jours est-ce que paj gi mën naa gaaw balaa tabaski nga xam ne xëy na moom na mën a jotaat xaram. waaw bu fekkee ne nag teel na ko andi bu fekkee teel na ko andi faj gi moom du yàgg waaw du bu ñëwee rek automatiquement dafa am yu ñu koy tere ne ko bul ko joxati lii ak lii jox ko ay garab pour mu mën koo traiter mais nag su bàyyee ba nga xamante ne dominer na xar bi vraiment bu ñëwee moom day fekk mu perte mais tamit ñu rappeler nit ñi ne leen ñi nga xamante jii
yàlla def na ne demuñu peut-être ñun sens bi ñu am dem choisir jëm jàngi ji vétérinaire am na ñoo xamante ni ñu ngi yar xar mais xamuñu ko exactement mais il faut que ñu ràññee il faut que ñu xam ne xar bokkul ak ginaar bokkul ak ñun bokkul ak fas xar ak nag ñoom ay polygastrique lañ bu ñëwee polygastrique mooy dafa am ay mbàq yu yamamaay yoo xamante ne dafa nekk ci mbàqu xar bi maintenant bi ci gën a ngande muy rumen bi foofu xar bi lépp lu mu lekk foofu lay dugg fër bu amee c'est à ce niveau côté boobu noonu moom mooy jaxasoo foofu la trouble bi di amee ñi rappelé li ñu anatomiquement que ne foofu noonu bu jaxasoowee rek xar bi day far te dafa am ñaari façon bactéries yu fa nekk en majorité benn bi mooy digérer ngooñ bi benn bi moom mooy digérer ripaas bi donc dinañu permettre ci kanam bu ñuy wax naka la ñu war a yore ku comprendre fii nii di nga comprendre suite bi après. d'accord kon normalement daal ku jënd xar war ngaa laaj borom loo ko doon jox mu lekk booy da ko doon jox tufe nga di ko jox kóol ni jox tufe booy da koy jox ngooñ nga di ko jox ngooñ. waaw war nga laaj borom xar bi lu mu doon lekk. mais naturellement xam nañ ne xar li muy lekk aliment grossier moo ci war a nekk moo ci war a ëpp. aliment grossier mooy ngooñ bi n'importe wala ñax mi wala mboob bi en tout cas dafa aliment grossier parce que aliment grossier boobu noonu su manqué ci xar bi du ruminer mooy li ñuy wax dunj xar bi du ruminer comme ni mu war a ruminer te bu ruminer wul nag day fër automatiquement. pour mu fër day yomb donc il faut que mu lekk ngooñ maintenant li des ripaas bi la ripaas bi complément la. d'accord am na ñuy jaay surtout que suñu zone bii moom bëri na fi sax des fois nga gis ñuy tuddee ay vétérinaire dañuy yor seen i piqûre rek bu njëkkee ne la xar bi déparasité tëgg nga ne déedéet ñaar da koy dóoral piqûre xar bi dafa du lekk lu bëri nga ne déedéet ñaar da koy dóoral piqûre ndax piqûre yooyu am na si yenn yoo xam ne bu ñu la ko piqûroon bu ñu ko piqûroon xar mi tey fii ba tabaski kenn warut mën a lekk yàpp ba mu déet. am na piqûre yoo xamante ne moom à partir d'aujourd'hui wala une semaine ci gannaaw kenn du ko utiliser parce que médicament boo gis. ci xar mu ñuy tabaskee. ci xar mu ñuy tabaskee parce que médicament boo gis dafa am lu ñuy tuddee délai d'attente délai d'attente mooy tey laa piqûre xar bi mais balaa ma ngay utiliser garab bi nga xamante ne moom laa piqûre xar bi xam nga day dugg ci yaramu xar bi. mooy temps bi ngay xaar ba nga xamante ne médicament boobu noonu résidu boobu nekk ci yaramu xar bi wàcc na wàcc boo xamante ne mënul lor nit maintenant loolu day dépendre ci médicament yi am na yoo xamante ne day def une semaine am boo xamante ne day def 2 mois 60 jours am na ci boo xam ne day toog 27 jours te bi gars yi gën a bëgg très souvent da ngay gis kenn mu ne defal ma Ivomec am na Ivomec boo xamante ne boo di nga toog 60 jours du jeex ci yaramu xar bi à un certain moment dañu xamuñu kañ lay jeex mais am na ci yoo xam ne day toog 27 jours ci yaramu xar bi te fii ak tabaski matul 27 jours donc am na yenn antibiotiques yoo xamante ne une semaine mais quand même antibiotiques yi ñu bañ ko utiliser bu xar bi bu ko dara dalul parce que mën a éviter tout ce qui est antibiorésistant xamante ne nit ñi ñu ngi loru parce que dañoo seen yaram dafa résistant ci benn molécule boo xamante ne ñu ngi ko jëlee ci mala bi ñu lekk donc fi ñu toll nii daal li nga xamante ne moom la ñuy conseiller éleveurs yi xar boo xamante ne xaru tabaski la dëgg fa yàlla am jamono ñu toll nii jaratul traité parce que munu fi ngande lu mu ngande wutoon fii ak 2 ans wala fii ak 1 an ci ginnaaw diggante fii ak tabaski xar bi munu ko ngande donc amul benn médicament muy déparasitant externe yeeg muy interne yeeg muy antibiotique yi anti-inflammatoire bu xar bi feebarul comme nga ñëw ci vétérinaire bi xam na ban garab moo xamante ne délai d'attente bi 2 jours la wala 3 jours la mu defal la ko moo gën ngay dem jënd di piqûre balaa ngay lor sa njaboot. d'accord léegi nit ki nga xamante ni xëy na dem na bañ ne suba la tabaski xar mi mu ràññee ne biir bi mi ngi daw tey est-ce que biir bi daw boobu mën na ànd ak ay jàngoro yoo xamante ne bu ñu xëyee rey xar mi jour tabaski lekk ci yàpp bi mën na leen indi problème. non biir bi daw yi moom très souvent moom bu fekkee c'est problème alimentaire parce que biir bi daw mooy entérite
dafa am lu koy waral mun a nekk ordre microbien comme des bactéries wala mu nekk virus wala mu nekk parasitaire wala mu nekk trouble métabolique non mais bu fekkee ne trouble métabolique la moom amul benn jàngoro boo xamante ne tey jii mun na koo indil nit ñi mais loolu lépp il faut nga am koo xam moo la mën a conseiller xoolal la ba xam ban façon la si bu dekkee ne te trouble métabolique bu ko vétérinaire bu xoolee dina la wax na li nangam la dina la wax benn technique boo xam ne dina la permettre tey jii nga régler sa problème sans pour autant que nga utiliser médicament. D'accord. Tabaski ku ne xam ne Sénégal moom en famille la ñuy tabaski des fois nga gis kër goo xam ne ñeenti xar ba juróomi xar ñoo fay daanu te peut-être du ñàkk ci juróomi xar yooyu xar moo xam ne xëy na muy ñëw feebar na yan précaution la nit ñi war a jël pour nga xam ne xëy na bu fekkee am na benn xar ci juróomi xar yooyu bu ci feebar du wàll yeneen xar yi laata tabaski. waaw Sénégal pour mën a Sénégal mais ce qui est normal nit balaa moo lekk yàpp bu mu mënti nekk il faut que vétérinaire bi nga xamante tey jii état bi teg na ko pour loolu wala vétérinaire bi nga xamante ne peut-être mu ngi ci koñ bi wala vétérinaire yi saytu ko ba pare yàpp yëpp nag dañ ko war a saytu ba pare buñ ko saytoo ba nga xam ne gis nañ ni amul benn problème ñu joxe ko moo waral seras nag wala xar bu ñu fa rey dañ ko saytu ba pare soit dañuy def saisie totale wala soit dañuy def saisie partielle ça dépend si dégâts wu bi nga xamante ne moom la maladie bi di causer. Maintenant tabaski nag c'est exceptionnel ba nga xamante ne vraiment dañuy autoriser ñëpp ñu rey seen kër yi xar parce que événement la boo xamante ne tey jii mënul ñàkk quoi. te amul kenn ku mën a jël sama xar yóbbu ne dama koy saytu même ñu koy saytu sax ñu ngi seen kër déjà di rey xar maintenant bu fekkee ne rey nga sa xar ba pare am na yoo xamante il faut nga xool ko war nga mën a xool foie bi surtout res bi nga xamante ne jour tabaski du am nañu kër yoo xamante ne moom la ñu dogee parce que jour tabaski bu ñu wooree ba julli ba pare ba ñëw ñu ci bëri moom la ñu dogee ah man li ma xam suñu kër moom sama maam la ba may kii ba léegi moom lay dogee moom la ñu dogee donc du coup des fois am na kër yoo xam mën nañ ko bañ a togg bu ñorul res bi bu ñu nee foie mooy res bi am ñoo xamante ne togg bi ñorul alors que c'est hyper dangereux. maanaam res bi dañ ko war a togg ba mu ñor. dañ ko war a togg ba mu ñor parce que res bi mun naa ne moo nekk oto mbalit entre guillemets parce que tellement que dafa bëri ay fonctions yu muy def. amul dara luy dugg médicament booy lekk. booy naan wala leral loo xamante ne xar bi dina ko lekk wala nit dina ko lekk da ñëwul ci foie bi. donc lu bari muy ay résidus yeeg muy mbalit meeg muy yu bëri day jaar ci foie bi kon ça veut dire que li muy jël après dafa bëri donc bu togg bi baaxul rek mën na la indil problème. mais ñu ngay lakk ba mu xam nag loolu tamit c'est conseillé. non dañ ko togg mu normal rek togg moom na normal rek ñu mu leral la lii nekkatul viande saignante. d'accord boo daggee doo gis benn pepp deret. waaw na normal rek. jërë muy xam jërë muy ñàkk a jot ñëw wàllum lekk lépp la ñuy def. ak sekkeen yi sax laay bañ sax fi ñu toll nii ñuy commencé daanu waaw ak jaween yi léegi boo xoolee tamit ñuy xool couleur bi couleur foie bi mën na la wan si c'est normal ou c'est pas normal parce que di nga gis benn foie boo xamante ne tellement que day pâle weex tàll. waaw xam ne xar bii nii amoon na problème. wala nga gis ay nodule nga rey xar ba pare gis ay nodule genre donju si foie bi. waaw loolu vraiment baaxul. wa ilaa nga xool yàpp bi sax laa la wax nii. gis yenn affaire yu ñuul si yàpp bi. xool cœur bi mooy. non pas côtelette mais poumon yi. xëtër bi mooy xëtër non poumon. xool poumon yi est-ce que normal na. parce que am na yenn feebar yoo xamante ne septicémie la ça veut dire que day tasaaroo si yaramu xar bi mais am na yenn organes yoo xam da lay permettre pour nga mën a xam. d'accord am na yenn organes la ak couleuru yàpp bi. da lay guider boo gisee yàpp bu ñuul. boo xamante ne am ay côté yoo xamante ne yu ñuul la vraiment baaxul wala nga gis ay nodules. wala nga gis yu foie bi. couleur bi changé ñuul wala vraiment di nécrosé wu. yooyu yëpp tey jii boo ko mënee dindi da nga koy lelli moo tax ma la dafa am ay parties yoo xamante ne bu nekkee ne si côté cœur bi la. moom parties yu bëri day dañ parce que cœur bi bu fekkee ne fa la infection bi nekk nga gis ay nodules gis fa ay kii moom le plus souvent mën na indi problème mu yàpp yëpp. parce que cœur bi mooy joxe deret ji. kon bu amee problème bu pompé deret ji saaroo si yaram yëpp
kon sûrement que rek micro bi mun nañoo dem si donc c'est un peu complexe ba nga xamante tey jii sénégalais yi war nañoo vigilant si bu ñu reyee yàpp ba pare même bu ñuy lakk yàpp yi sax nañ ko lakk ba mu ñor. d'accord d'accord léegi nag ci sama dernière question ci boobu moom Ndiobène yëpp laa koy wax xam naa fii moom fi laay jaaree dugg àjjana wax dañ ma ñaan ko xam ne ñoom seen biir xol lañ koy tuddee tey bu yàlla dogalee ñu xar mi ñu lewetal ko ba fees ko ba noppi lan moo bokk ci xar loo xam ne kenn waru kaa lekk. lu bokk ci xar loo xamante ne kenn waru kaa lekk. nit lekkee mu gaañ. est-ce que du wextaan bi. wextaan bi foog naa béjjën bi. wextaan bi daal laa yaakaar ne moo bokk ci xar loo xamante ne dañ koy dindi à part ça mbàq bi et tout ça mais tout le reste on peut l'utiliser parce que boo xoolee butit yeeg yooyu noonu ñu nekk laxas. yéen njaween yeeg sa keneen kay wala cere ji. waaw yéel yi da nga koy supp boo wàccee ñu suppal bopp bi tamit dañ koy utiliser donc gëm naa daal der bi ak wéy yeeg yooyu daal ak wextaan bi daal yooyu nga xamante ne daanaka duñ koy lekk mais à part ça li des yëpp bu normal moom amul problème. dama faral dégg ñu ne côté Gana ñoom der bi maanaam bu ñu xoosee karo gi poil yi der boobu ñoom dañ koy lekk est-ce que loolu lekk ko danger la am déet. ah man de mosuma ko lekk moom mais quand même am na yoo xamante ne am na côté alimentation moom vraiment c'est culturel quoi. am ñoo xam c'est socio-culturel. am na dëkk yoo xamante ne dañuy lekk yii am ñoo xamante ne duñu lekk yi mais quand même der bi bu fekkee ne set na am ñoo xamante ne ñu ngi koy lekk ah bon man moom. mais quand même na set quand même ak loo ci mën def rek na ànd ak hygiène am ñoo xam dañ koy lekk donc ñun munuñ ci wax yenn wax yi mais quand même lu si mënti nekk na set na jaar yoon. waaw na set hygiène bi mu jaar yoon. ay conseils yoo xamante ni. gars yi parce que li ñu fi wax ni yëpp am na solo waaye nag laataa ñoo egg ci loolu je pense que am na lu war a mën a jur bala nga jënd sa xar ne docteur kat allo docteur damaa bëggoon jënd xar léegi lan nga may conseillé. waaw kay question boobu nag moo gën a am solo jamono ju ñu toll nii ci ñi nga xamante ji ñoom ñoo jënd xar parce que li gën a métti ci àdduna mooy nga jënd xar am si yaakaar ba tabaski jot xar bi daanu. et ça m'arrive une fois de gis ñoo xamante ne juste avant tabaski seen xar feebar na dee na dafa métti quoi ci ki nga xam ne taaba na ba uti ko ñëwaat booy jëndee jee xar boo ñëwee alimentation bi il faut nga respecter transition alimentaire parce que xar yi ñuy tabaskee ay xaru coggal la xaru coggal yi bu ñu ñëwee soit Linguère lañ nekkoon wala soit ñu ngi Jolof wala Mali n'importe où mais bu ñu ñibbisee xar la yoo xamante ne ngooñ lañ daan lekk wala ñax bi daan lekk ak ñeneen bàyyi rek sàmm leen ñi lekk si ñax mi ba ñëw naan ndox tëdd c'est-à-dire que du ñuy indi complément léegi yow nga jëndee xar mu ñëw nga ne ko non ngooñ bi dafa cher ripaas laay jënd parce que ripaas bi ngooñ bi mënoo dem di jënd as tuut ngooñ da ngay jënd saako bi da toll foo xam ne ñëpp at pour jënd ko par jour nga ne ko non ripaas bi moom mun naa am sama 200 di jënd ripaas ñëw di la jox loolu mën nga indi problème xar bi parce que déjà ñu bëri dañuy ñëw ne sama xar bi du lekk foo da nga ko jënd mu ne la waaw nga ne ko foo ko jëndee mu wax la ko mu ne ko boo ko tegee ngooñ mu lekk waaw bu ma ko joxee ngooñ mu lekk mais su ma ko joxee ripaas bi du lekk parce que xamul ripaas bi donc da nga koy jox ngooñ muy lekk mais nga koy jox tuuti ripaas tuuti muy lekk pour mën a permettre gis nga maa ngi la waxoon ne la buti mbàqu xar bi am na ñaari façon bactéries yi fa nekk benn bactérie bi moom mooy digérer ngooñ bi beneen bi moom mooy digérer ripaas bi mais boo xoolee xar yi nga xam ñoo jógee coggal ba bii digérer ngooñ bi mooy ëpp bii digérer ripaas parce que bii digérer ripaas bi ripaas bu bëri du ñëw donc il faut kon nga jox ko mu lekk ngooñ bu baax mais ripaas bi nga koy jox ndànk pour mën a permettre yeneen bactéries yi nga xam mooy di digérer ripaas bi commencer di multiplier wu bu ñuy multiplier wu da ngay dem ba da ngay am benn équilibre pH bi nga xam ne day normal da ngay am benn équilibre ñaari façon bactéries yooyu noonu donc équilibre boobu nga am moo lay permettre heure boo joxee ngooñ bee digérer ko maintenant ripaas bi c'est un complément ripaas c'est comme ni mu tudd complément alimentaire la am ñoo xam seen xar 24 heures sur 24 ripaas la ñuy lekk mais su boobaa dañuy am lu ñu tuddee acidose. acidose mooy lan. feebar la boo xamante ne ripaas. d'accord waaw loolu peut-être après loolu sax mën nañ ci am débat la parce que bëri na limite dal xaru laadum yi. d'accord loolu fi ñu toll nii si chapitre la quoi boo xamante ne mën nañ ci waxtaan.
pour éviter loolu da ngay xëy suba ba ngoon nga jox sa xar ngooñ heure bii soo wàccee nga am sa benn kilo wala sa libre ripaas nga defar ko ut say complément sotti si jox ko. mais carton yeeg yooyu nag. carton yi vraiment man de amul valeur énergétique gis naa fan yi sama benn yaay booy docteur vétérinaire dugal ko suñu groupe bi ñoo xamante ne dañuy jël carton yi defar ko ba mu kii des si xaw ma lan des carton vitaminé xaw ma vraiment carton yi amul benn valeur énergétique amul benn valeur énergétique bu si nekk day sonal xar yi mais amul benn valeur énergétique donc c'est pas conseillé. ngooñ daal moom. ngooñ lekk xar daal ngooñ la ripaas bi ngoon boo kiwee ceeb bi nag am ñoo xam dañuy joxe ceeb mais bu bëri bi baaxul sax parce que du lekkam quand même vu am ñoo xam dañ ci ëppal sax dañuy joxe dañuy dem uti ji ci ngénte yi ay sebet ñëw joxe yooyu yëpp day sonal xar boo xëyee suba teel joxeel ngooñ bu ngoon jotee nga jënd sa libre ripaas joxe donc boo ko defee doo am benn problème ak sa xar léegi bi gën a am solo veillu tabaski bi comme ñu ne tey suba la tabaski bi ñuy suba la tabaski dañuy conseiller ñu bari ñu bañ a jox xar bi ngooñ ni ripaas. ñu bàyyi ko mu xiif daal. ça veut dire que ñu mettre ko en diète pour lan parce que day faciliter sax yow mi koy defar. dee ko jox ndox muy naan parce que xar bi da nga ko war a rey suba. bu fekkee ne tey jii tey da nga ko jox wala ci guddi gi sax. nga jox ko mu lekk. loolu mu lekk sax déjà du ko mën a digérer bu baax. day des si mbàq mi. ça veut dire que day permettre nga mën a dindi mbàq bi sans pour autant nga taqal. xar bi yëpp. parce que continue boobu noonu. am na lu muy taqee si continue bi nekk si mbàq bi. bu taqee si yàpp da koy salteel. da koy contaminé. ay microbes ñoo si nekk. donc loolu plus nga vider ko mooy gën. te pour nga vider ko nag il faut vraiment nga mettre xar bi en diète. que veille bi mu bañ a lekk lu bari. dina ndox quand même. mais lekk moom mu mun ko wàññi. bu baax a baax. d'accord vraiment affaire bi am na solo lool malheureusement temps bi may ñëw trop mais nañ si ñëwaat parce que fii ba tabaski moom yaakaar naa ne moom lu gars yi moom njóobeen lu ñu leen waxal rek ñoom ñu jël quoi xam nga docteur ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax du ñàkk nañu amaat beneen émission incha allah balaa tabaski. incha allah rabbi de toute façon comme li ma la wax fii moom sa kër la man a yow du tey yaakaar naa ne. yàgg na donc mënoo ma demander dara mën a la déedéet fii def ko ni sa kër on est toujours disponible et on est toujours au service du peuple waaw lépp lu ñu mën a wax daal lu jëriñ suñu réew lu jëriñ askan bi sincèrement ñun dinañ ko def te tamit lépp lu mu war rek lu ñu war def rek ñun dinañ ko def incha allah rabbi et on est toujours disponible te fii def ko ni sa kër waaw incha allah rabbi xar mu ndaw mu mag bu gën a neex yàpp bu fekkee ni yéen véto yi xam naa ne njóobeen ñi am nañ ci xam-xam est-ce que yéen xam ngeen exactement ñaari seen différence am na différence yàpp xar bu mag ak bu ndaw. am nañ différence gone ak mag duñ benn gone ak mag du doon benn añoo yi daal moom lañ gën a préféré añoo yi daal lañ gën a préféré parce que seen yàpp mooy gën a mu déjà moo gën a cher. Karaw de dégg gars yi bu ñuy jënd ay nag nii sax dañ naan la am ñox dañ naan la veau de lait laa bëgg. nag bu ndaw boo xamante ne daanaka su feree sax si lay yem. parce que yàpp bi mooy gën a neex togg te mooy gën a nooy daal. docteur jaajëf jërëjëf ok